El Hadj Ndiogou Diène. mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi ñu koy door ak jafe-jafe goo xam te ne askan Thiaroye-sur-Mer ñu ngi koy dund rawatina ñu dëkk ci quartier Macoumba 6 ñoom nag ay fan a ngi nii ndox moo nekk seen koñ boobu kenn mënul génn kenn mënul dem daanaka dañuy tëmb ci biir ndox yi li ko waral mooy fuite yoo xam dafa am tax nag ba jamono ji dugg génn bi métti na lool ñoom nag nee nañ sonn nañ jamono ji woote nañ ba sonn ñi di waa SCO ñi di waa SETO ngir ñu dimbaleen waaye mbir yi ba léegi soppeekuwul. reportage ndongo ka quartier Macoumba 6 bu Caaroy géej daal dee fees delloo coupe ndox nag tax ba ñu fi dëkkee ñoom ñëpp seen bopp daal dee ubbu. fii nag dem gi ak dëkk bi doon lu jafe wala sax nag ku fi bëgg a doxi sa soxla faawu nag da ngay xuus ci ndox mi. ñi fi dëkkee ni benn nag ci rigolu seen eau yi moo daal dee toj tax nag ba ndox mi daal dee nangu nag quartier bi yëpp. ba gis nga état koñ bi nu mu mel ni koñ bi fees na del nit ñi amatuñ fu ñu jaar. mu doon nag mbir mu naqaree dëkkaale tax nag bopp koñ bu ci nekk ñu daal defee teg ay saakuy suufa waaye pexe gu nu mel terewul nag ndox mi di gën di dem Moussa Diamé. am na kër yu commencé di ballo instant bi ndox mi commencé dugg ci biir kër yi. boobu ba léegi it mu toll ci diirub ñeenti fan waa koñ bi di woo waa seen eau téléphone waaye taxul ñu daal di ñëw ba léegi. depuis 3 jours oo naa waa Sen'Eau saa ma woowee danaa ma ñu ngi ñëw mën leen woowaatee léegi matu sax 30 minutes. fi mu toll nii nag dugg ci quartier bi dooni ay jafe-jafe yu tar tax nag ba goney koñ bi daal dee dajaloo wuti pexe ngir évacuer ndox mi ba du fay kenn la si ñoom. waaw dañu obligé wut ay tuyaux évacuer ndox mi longueur bi je ne pense pas que dina doy na ñu mujj obligé ut raccourci nii pour yóbbu ko géej. lii di tuyau bi ñu yore it taxu koo jag ndax faaw ñu daal di koy ñab-ñabal ngir fexe nag mu mën a dékku ndox mi. geneenug jumtuwaay moo di moto pompe bu ndaw bi ñu daal dee yoree. dañuy obligé tamit di jëndaal carburant pour mën a xool na lañ mën a dawalee machine yi. ndox mi ball ci quartier Macoumba 6 ak ni muy gën di bare buñ ci sàkkuli pexe fii ak nag waxtu yu nu dëgmal dana dem nag ba ëppi loxo ndongo ka Caaroy géej rajo Futurs Médias. ndongo ka ñeneen ñi dund jafe-jafe di dawalkat camion yi ñoom nag mel na noonu ndaxte neen jafe-jafe yu tar la ñuy dund ci poste yi nga xamante ni fa la ñuy xool seen i kayit ak yooyu nee neen nag dañ fay ñàkkum xaalis ñàkk fa tam temps ci seen wàllum liggéey tax ñu bëgg nag kilifa yi daal di ci jóg ab jano taskatu xibaar lañ ci amaloon ci diwaanu Kolda Abdoulaye Diallo. chauffeur dawalkat woto yu mag yi ñoo mer bay futu mere way kaaraange yi leen di tere am jàmm ci yoon yi looloo leen tax a jàkkaarloog taskat xibaar yi ngir fësal seen i bile na xar. mais boo ñëwee ba gulumut da ngay ñëw sarse ay carton ñu la carton yi nga yor nii phytosanitaire ngay dagg 3000 francs léegi boo ñëwee nag douanier dañ leen naan carton yi nga yor nii Guinée la jógee quittance nga war a am or que carton yi yéen gis ngeen ko ni ngi ne ñu ngi koy takk nii boo ñëwee nag douanier bi ne la gaareel na le nga yor marchandise u jàmbur bu tooy buy yàqu boo gaaree fanaan marché yi tardé bagage bi yàqu boo demee nga bugg am problème ak chauffeur bi coow guddi coow bëccëg loolu lañ bëgg état bi jàppale ñu ci parce que ñun dañoo dem ci banque yi leb mënuñoo fay donc bu ñu ñëwee di ñuy tracasser mel ni ñun dëkkuñ ci réew mi day metti boo chargé woon tey maanaam jawbe ba pare da nga yor sa 300000 bu dee ab remorque nga yor boo jëmee Touba boo dof-dofloo ba àggee ba Kaffrine da ngay téléphoné ñu dugal la xaalis sinon doo àgg te loolu yëpp ñu nekk ci yoon mee koy jël yoon yi métti nag métti gi fu ñu ko tàkk passé na ko. ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma point de contrôle yu Gouloumbou biir diwaanu Tambacounda ak bu Kaffrine. Gouloumbou dañuy wax le directeur douane bi nga xamante ni moo géré Tamba di ko wax lieutenant Faye bi fa nekk na may jàmm oto yi parce que liñ koy réclamer bari na. ñu bokk ci union des routiers du Sénégal ñoo ngi interpellé njiitu réew mi. di lancer appel tamit président de la République son excellence monsieur Macky Sall moom ci jëmmi boppam moo ne xëyug ndaw ñi te jàpp naa ni ndaw ñi bu fekkee ni xëyug ndaw ñi lañ wax ndaw ñi jug volontaire di daan seen doole ñëw war nañ leen mën a jàppale te it jàpp naa ni mu ngi ci. ñoo ngi sàkku nguur gi addu ci mbir mi balaa lambaay di si ñaaw. RFM Kolda Abdoulaye Diallo mu fekk jamono jooju nag bi moom bëgg taxawal ci booru diwaanu Fatick ca kër Alassane Diallo benn poste sécurité frontalier boo xam te ne douane gendarmerie ak police ñoo ci ànd ngeen nag mëtal kaaraange gi foofule xeer bu njëkk wi daal nañ koy teg nee na nag lépp dina yemb fi yokk juróom-benn weer mu jëm ci yokk kaaraange gi foofule ca diwaan googu nga xam te ne ci frontière ba la nekk Aminata Goudiaby. mu dend loolu ak Gambie kër Alassane Diallo nag nekk na village boo xam ni way tukki
tukki yi fay jaar di dem Gambie wala ñuy dugg ci Sénégal bëri nañu loolu nemmeeku bi ñu fa defoon nag moo di ñàkk kaaraange yi xaw na am doole foofu moo tax nag programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers ne dañ fay tabax ab poste frontalier mixte. Moussa Sow coordonnateur national bu PIMA di ñu wax ni nag xaalis bi nga xam ni moom la ñu war a def ngir tabax bërëb bu ni mel toll na ci juróom-ñaar fukki millions. coordination nationale ànd ci njàppandal ministère bi ñu dénk wàllum développement communautaire def nañ ko seen mbiri bopp ba tax na rek ñu mën a door li nga xam ne mooy liggéey wi mu soxal poste mixte bi nga xam ne dina am ay bureau ci rez-de-chaussée bi waaye tamit logement yoo xam ne service police frontalière ak douane yi dinañ fa nekk. loolu nag nekk doléance bu yàgg ci ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi yeewoo ci village boobee nga xam ni dafa nekk ca frontière gambienne ba. Michel Diouf moom moo teewal président commission nationale de gestion des frontières. chaque fois bu ñu doon ñëw fi muy maire bi muy chef de village bi dañ doon jox ay doléance di ne dañoo bëgg un poste de sécurité donc bu ñu ñëwee tey bari def pose première pierre poste de contrôle bi donc ça veut dire que on a atteint nos objectifs. ci réew mi yépp ci gox yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci frontières yi daañu fa tabax ay jumtuwaay yu am solo seen lim sax war a toll ci 189 buñ sukkandikoo ci Moussa Sow mooy coordonnateur national bu PIMA. ci liggéey wu am solo yi nga xam ne bëgg nañ ci tabax lu tolloog téeméer ak juróom-ñeent fukk infrastructure coordination nationale door na travaux de construction yu poste bu Demet ak yeneen sax jot nañ ko réaliser. ci bi ñuy lancé liggéeyu poste frontalier ci kër Alassane Diallo am na ay kilifa yu jóge woon ba Gambie ñëw fekkee pose première pierre bi Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby poste frontalier boobu nag ñi nga xamante ne ñooy baykat yi nga xamante ne ñoo dëkk Gambie ñoom ànduñu ci parce que neneen dafay laal seeni suuf te ñoom dañ ciy bay di loo xamante ne nag waral ba maire bu dëkk bi di Kër Samba Gueye nga xamante ne Kër Alassane Diallo fa la bokk di dalal xel yi neneen daan jël matuwaay yëpp te daañu leen bàyyi xel ñu déglu maire ba kon Abdoulaye Ndiaye ci micro Aminata Goudiaby. li ñu wax ñoom mooy ñoo ko doon béy traditionnellement d'accord nañ ci lool mais suufi Sénégal ñun sañu ñoo wax ne frontière fii la yem loolu ci yeneen instance lañ ko wax wala ñeneen ñooy wax loolu jàmm ak salaam nag lañ indi wuñ safaan mais sañ nañ nag fi ñu ne Sénégal la ñu tabax fa poste su fekkee nag ay nit c'est pas l'état gambien mais de tierces personnes bugg a indi blocage ci loolu ñun Sénégalais yi nañ seetaat suñu bopp autorités yi liñ ñu war a dimbalee mooy ñu dem ba ñaari état yi toog ñu ne Sénégal fii la yem Gambie fii la commencé ñëpp xam ko su loolu amee nag bu fekkee yow dafa am loo doon am Gambie ci masla loolu war naa mën a continuer bu dee ab Gambien la bu doon béy ci biir Sénégal war naa mën a continuer parce que loolu mu ngi fi déjà te état bi du ci dara. kon yéen ñi dëkkee ci frontière yi da ngeen di am problème. dañuy am jafe-jafe loolu duñ ko nëbbu dañuy am jafe-jafe fu digaloo wi yem mais day métti nag ñu ne damay tabax ci suma biir dëkk bi ñu ne la doo ko fi tabax kon état bi nañu dimbale fi ki nekk fii nga yem kenn ku ne xam nga su ma soxlaa li nga moom mais ma jaar ci yow soo soxlaa li ma moom ñu waxtaan ba déggoo ci. mu ne woon Abdoulaye Diallo di maire bu Kër Samba Gueye nekk foofa ca diwaanu Fatick wax ci leneen jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak hôpital Magatte Lô bu Linguère tàmbaliwaat bees gannaaw ay fan rek jëye jafa amoon ñeenti liir daal di ñàkk seen bakkan ci lakk gu fa am matériel bu bees jox nañ ko hôpital boobu di ay couveuse ay table chauffante naka noonu tam ay matériel yoo xam dañ koy soxla pour réanimation am na tamit juróom benn agent yoo xam te ne affecté nañ leen fa directeur bu bees ba ne nag daañ jël matuwaay yëpp ngir daal lu ni mel bañ fa amati Baye San Diaw. ay jumtukaay yu méngoog jamono lan dalal ci l'hôpital Magatte Lô ngir dooraat liggéey bi ci salle bi tàkkoon ba ay liir loru ci Cheikh Sadibou Senghor di médecin chef région bu Louga. indi nañu appareil yu doy bi nga xam ne déjà EPS ko am bëriwul mooy ay table chauffante la ay couveuse ay table de réanimation indi nañ ci bu ci nekk quantité bu doy bi nga xam ne ak lépp li nga xam ne moo ñu mën a permettre kat ñu assurer une prise en charge bu baax a baax a baax indi nañu personnel parce que personnel bi kat dañoo nemmee ko woon ne doyul indi nañu pour le moment ñeenti infirmiers ak ñaari sage-femme pour ñi nga xam ne toppatoo xale yi rek la donc daanaka donc bu loolu weesoo aussi dinañu envoyer un pédiatre te personnel boobu kat dina leen tàggat ci li nga xam ne mooy matériel bu bees bi ñu am. wante boo sàgganul dina am ak néegandiku ndax am na ay coppite yu ñu war a amal ci barabu fajukaay boobule bu ñu sukkandikoo ci docteur Abibou Cissé di directeur bu yees bi. Magatte Lô centre de santé la woon prévoir ñu woon def ay jumtukaay yu bëre donc électricité bi ñu prévoir woon ci hôpital bi doyul woon looloo tax lépp lu ñu mbëbët pour
def ko mooy saytu bilan li ñuy wax bilan de puissance mooy li nga xam ni moom moo doy ci courant pour service bi mën a fonctionner correctement équipement yi nga xam ni monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale May Linguère te ñu koy gërëm di ko sant ci loolu équipement yu bëri la beneen aspect bi mooy service bi répondre aux normes loolu tax fu mu nekk nii am na équipe buy liggéey ci réhabilitation bi pour que ñu yokk ko ba pare mën ko configurer pour que mu répondre aux normes incha allah. salle bi ñu toppatoowee ñiy door a juddu te am ay gàllankoor doon na lu yitteel kilifay réew mi ngir jéye jëfa amoon bañ faa amati Baye Assane Diaw Linguère rajo Futur Média. Baye Assane Diaw foofa ca hôpital Magatte Lô bu Linguère tam délégation bu assemblée nationale daal di fa dem di ñu bokk ci commission santé bu assemblée jiite woon ko nag Awa Guèye ñu demoon nag xool mbir yi nu mu demee woon ak tamit anam yi nga xamante ni moom la liggéeykat yi nekkee ñoom ña nekk ci hôpital Magatte Lô bu Louga ñu fàttali ci jëy jooju fa am fan yéen yi weesu procureur bu Louga démb xam ne ndeen ubbi ab information judiciaire jëm nag ci topp directeur ba fa newoon docteur Abdou Sarr ak ñaar ci nga xamante ne ñoo fa newoon ndax li leen toppi daal sàggante dafa am waral ba jëy jooju daal di fay am lakk goo xamante ni ñeenti liir ñoo fa ñàkk seen bakkan te fan yi ñu weesu fukki minute ak ñaar moo tegu ci 8 heures. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wàllum yoon tey lañu war a amal atte bi war a dox diggante Souleymane Teliko ak Madiambal Diagne mu war a am ci kanamu tribunal bu Dakar njiitu mbootaay gi mu magistrat Sénégal UMS Souleymane Teliko moo porté plainte taskatu xibaar bi jiite groupe Avenir Communication ndaxte nee na Madiambal Diagne dafa yàq deram ci fàttali Madiambal Diagne dafa di ko yóotu woon ay kaddu fii ci RFM ci émission Grand Jury ñaar fukki fan ak juróom-ñett weeru mars bi di xam ne Souleymane Teliko jamono jëm nekk woon juge d'instruction ca chambre africaine extraordinaire ñu dénkoon leen ñu atte Hissène Habré moom nag dañ ko tegoon ay tuuma ci rapport bu Union européenne na taskatu xibaar yi Madiambal Diagne ne président bu UMS dañ ko joxoon ay frais de mission yoo xam te ne nguurug Tchad moo ko joxoon fekk nag joxoon nañ ko ba pare ay frais de mission fii ci nguurug ci état bi kon ba muy dem mu dem tamit jëlaat foofu yeneen frais de mission. Ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna démb demoon ca Malicounda ngir jàppale askan wi nga xamante ne dañoo ñaawlu ay suuf yoo xamante ne dañoo gis ne dañ ko nangu ci ñoom te jaaduwul waaye mbir yi metti woon na lool ci moom ndaxte jot nañ ko fa saax-saaxee jot ko xëpp suuf waaye itam ne daal di xottate yëreem di loo xamante ne mettitul na ko moom mu ne nag meex ba di Maguette Sène moo nekk ci gannaaw nit ñi nga xamante ne ñoo def lu ni mel tax sax du ko bàyyi noonu moom Guy Marius Sagna ne dafay porter plainte ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. Les partisans du maire Maguette Sène mi nga xam ne askanu Nianing dañ ko tuumal ne délinquant foncier la bandit foncier la voyou foncier la ces partisans depuis démb ñu ñuy menacé naan ñu du ngeen fi ñëw wala bu ngeen fi ñëwee di ngeen gis loo xam ne mosu leen ko gis tey nag ñëw nañ ñu wàcc sur les lieux di visiter 18 hectares yi ñoom waa jóg jot na ñu ñuy expliquer faf les partisans du maire Maguette Sène les camarades de Macky Sall ñëw daanu suñu kaw gis ngeen li nga xam ne moom la ñu def te lii mooy li ñu ma def man waaye xëy na am na ñeneen ñoo xam ne def nañ leen la même chose ñu si bëri ci ñun dañoo gaañu donc xëpp ñu suuf sànni ñu xeer saaga ñu dóor ñu toroxal ñu te loolu yëpp bi muy am gendarmerie mu ngi taxaw loolu moo ñu gën a tiital. monsieur le maire Maguette Sène maire de la commune de Malicounda li mu def depuis démb ba ci agression physique agression verbale agression psychologique yi mu def ci suñu kaw dafa am lu muy tekki li muy tekki mooy monsieur le maire Maguette Sène de Malicounda moom mooy tamit directeur général bu COUD il a des choses à cacher. dafa am lu muy nëbb. ça veut dire que waa jóg jot na mun na am de lu ñuy wax dëgg la. mu ne woon Guy Marius Sagna di activiste nekk kon ci FRAPP France dégage ki ñu tuumaal di maire bu Malicounda indi leeral ci mbir moomu moom Maguette Sène yëgul tinul ci mbir moom ndaxte moom mbir yi mi ngi woon fii ci Ndakaaru indi na leeral tam ci coowul suuf boobu ñuy wax ca Malicounda ñu déglu Maguette Sène ci jokkoom ak Ndeye Mbour Semaine. ñi ko attaqué xawma leen wala bokk ay seen xam naa ne yu dëkk ca dëkk ba lu mu joteel ñooñu la joteel. ñoo xam ne ñi man yónniwuma leen xawma luñ fa doon def mais li ma leer daal mooy xamul lan moo ko fa yóbbu ndax dañu faa tudd ay spoliation foncière naan dañoo jalgati ay suuf ak kenn xamul ci suuf soo xam ne si commune bi sax moomagu ko service des eaux et forêts ñoo ko moom commune bi doon waxtaan ak ñoom
pour man faa def projet commune bi proposé Eaux et Forêts beneen site Eaux et Forêts d'accord agul ak ñun sax pour jël site boobu bàyyee ñu site ñu ñuy tuumaal naan dañoo jël suuf saak dañ koo jaay ak yu kenn xamul damaa xamul nag suuf bu Eaux et Forêts moom ba tey jii kenn ñi ma nga faa dugg wala ku fa dugg autorisation Eaux et Forêts moo la fa duggal nan lay nit demee di ko jaay donc je crois que ña ko woo ca loola lañ ko woowoon pour di ñu tuumaal di wax naka sudul noonu ci ñun di wax lu dul dëgg bu fa demee nag daje fa ak ay seen yoo xam ne yi ñoom xam nañ histoire ba A ba Z lu mu seq ak ñoom man loolu xaw ma ko affaire am la donc buñ may tudd man maa ngi Dakar yéeguma tinuma man day wax lu ko neex rek waaye en tout cas moom daal li ma gën a intéressé ci wax ji mooy lañ ko wooyee du dëgg te moom bu ma woowoon woo ñooñu ñu toog autour d'une table dinañ jënd kayit yëpp yi wan ne ñooñu la ñuy wax du dëgg ndax suuf sañuy wax Eaux et Forêts ba tey jii ñoo ko moom directeur des Eaux et Forêts mi ngi may dégg ministre de l'environnement mi ngi may dégg convention lañ signé woon ak ñoom ministre bi approuvé ko convention bi la ca nekkoon mooy commune bi dañ koy jox 18 hectares yi pour mu def fa projet en retour commune bi délibéré beneen 7 hectares biir forêt ba jox ko waa Eaux et Forêts délibération boobu nag ak suuf soo ñu war a jox waa Eaux et Forêts nangooguñ ko kon damaa xamul nan lañu mënee jëlee 18 hectares Eaux et Forêts di ko jaay. mu nekkoon Maguette Sène di maire bu Malicounda nekk tam directeur général bu COUD kon doon indi leeral ci mbir moom des ba léegi ci wàllu maire yi ak adjoint au maire yu Sénégal yi ñoom nag nee nañ jafe-jafe la ñuy dund tax ñu bëgg ñu xoolaat seen i statut laata élection locale yi ñu dëgmal ci loolu sax noppi nañu kon bëgg njiitu réew mi dalal leen su ko defee ñu yeggeel ko seen i tawat ngir mu saafarawu. Ibrahima Diamé. juróomi at a ngi nii depuis 2016 kon ñii di adjoint au maire yu Sénégal di xeex kon pour ñu mën a xoolaat seeni statut ci assemblée générale bi ñu doon amal ci conseil départemental bu Kaolack ñëwaat nañu ngir feddali seen bëgg-bëgg boobule. Babacar Mbaye di premier adjoint maire Nganda moom mooy coordonnateur collectif des adjoints au maire du Sénégal. li ñu nekkee ñun ci biir commune yi di ci liggéey gis ne joxuñu gëdd bi ñu war a jox gëdd maire adjoint ci code collectivité territoriale bi moom la ñu soxla président jàkkaarloog ñun recevoir ñu jox ko benn mémorandum boo xam ne tënk nañ ci lépp loo xam ne tëq-tëq la buy taxawal freiner collectivité territoriale seen doxalin. ñoom nag ñu jàpp ne tant que situation bi ni mel taxawuñ ci corriger ko jox leen statut bu leer nañ dysfonctionnement yi ak ñàkk déggoo yi ci biir mairie yi day gën di bëri. bu ñu falaatee ay adjoint maire comme ni ñu leen falee depuis 1976 les mêmes problèmes ñoo fi nekk parce que gis nañ ne texte yi moo ñuy jaxase ak suñuy maire ci maanaam ci représentativité wala ci délégation de pouvoir loolu lañ gis ne léeg-léeg day jaxasoo ci biir commune yi loolu nag bu ko amee day am malentendu te malentendu yooyu boo amee population bi ñoom ñooy njëkk si biir loolu nag moo tax ñu xalaat ne war nañuy changer code bi nga xam ne ni tey la ñuy délégué pouvoir le maire di jóg di délégué pouvoir nañu bind mu leer ne adjoint au maire bi bu fi maire bi nekkul moo ko war a wutu. ñu nekkoon bind nañ demande d'audience kii di président de la république pour mu dalal leen waaye daal ñuy xamle ne bëgg nañ laata élection locale yi di ñëw ñu mën a taxaw ci révision boobule. Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alain Ndiogou Diène. wàllum football lañ koy dooree ak doomu Sénégal bi di Edouard Mendy moom góolu Sénégal bi nag qualifié ak équipe am Chelsea ngir finale Ligue européenne des champions. mën nañoo jàpp ni dafa topp tànki Sadio Mané mi nga xamante ni jot naa jël lii di Ligue des champions jaarale ko ci Liverpool ba mu ne ni ki dem nag Edouard Mendy gannaaw demi-finale bi nga xamante ni ko doon amal seen digg ak ñi di waa Real Madrid ci Stamford Bridge seen stade moom nag da cee daal di ràññee ko bu baax a baax daal di amal ay arrêt décisif nee nañ nag lu tolloo ko juróomi arrêt décisif la jot a am ba pare daal di dugg ci li nga xamante ne daal moo di taarixu lii di Ligue des champions moom nag Edouard Mendy mujj naa permettre équipe am di Real Madrid di Manchester plutôt Chelsea mujj am ndam ci digganteem ak Real Madrid ñaari bal ci dara Timo Werner ak Mason Mount ñoom ñoo jot a dugal ñaari bitu équipe bi nga xamante ni moom moo di Chelsea leneen li nga xamante ne daal mën nañ ko wax ci googule jongante moo di final gi diggante ñaari équipe bu Angleterre lay daal di doon moo di Chelsea ak Manchester City te ñoom sax alaaji ni ki kon bokk weekend bi ñaari équipe yooyu la ñoom ñooy tase ci li nga xamante ni moom moo di seen championnat mën nañ ko tuddee final avant la lettre te googu jongante bu ci Manchester City amee ndam day jël li nga xamante ni daal moo di championnat bi kon fi mu toll nii final bi tàmbale na déjà ci diggante ñaari équipe yooyu la leneen li nga xamante daal mën nañ ko wax ngir dellu si ci li nga xamante ni moo di Ligue des champions ñii di waa Chelsea nag bi mooy daal di doon seen ñetteelu final ci atum 2012 jotoon nañu final ak itam ci atum 2008
ci 2012 sax jëloon nañu li nga xam te daal moo di ndam li ki nga xam te nag moo di Thiago Silva ak kii di Thomas Tuchel nekkoon ca Paris Saint-Germain bi moo di seen ñaareelu final Ligue des Champions bi nga xam te ne dañu ko daal di tegle kon boog final googule diggante Chelsea ak Manchester City dañ ko daal di amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ci Istanbul di capitale bu Turquie googule match sax nee nañu lu toll ak 9000 spectateurs dañ leen mën a permettre kon boog ñu daal di teewee li nga xam te ni moo di final bi ndax jamono gi mbas mi bokk na ci li nga xam te ni daanaka dafa tënk ñëpp Edouard Mendy nag nañ ko waxee rek moom dina jéem a kon bokk topp ci tànk Sadio Mané mi nga xam te ni ci atum 2019 jotoon naa jël lii di Ligue des Champions ànd seek ñi di waa Liverpool ni ki tey jii la ñoo fas yéene kon bokk amal lii di ñaari demi-finale Ligue Europa te boobu mooy itam final gi ñaari équipe Angleterre danañ ko daal di football moo di Arsenal ak ñi nga xam ne ñoo di waa Manchester United moom daanaka sànni na karawaas jekku loolu ngir mën a qualifier ci li nga xam te ne moo di final bi ñoom tey jii ci ngoon 19h seen digg ak AS Roma lay daal di doon ca match aller ba ca Old Trafford di stade bu Manchester United waa Manchester ñoo ci amoon ndam 6-2 ñi nga xam te nag ñoo di waa Arsenal ñoom donte dañ leen daanoon ca match aller ba ñaari bal ci benn seen digg ak Villarreal ñoom tey ji am nañoo chance seen dëkk ngir mën a kon bokk wëlbati mbir yi bu ñu amee ndam benn bal ci dara dañ daal di qualifié ci li nga xamante ne daal moo di final fekki ki nga xamante ni moo di Manchester United mi nga xamante ni moom itam jekku na loolu ngir kon bokk final lii di Ligue Europa alay wàllu football ba léegi Cheikh waaye fii ci Sénégal yi ñu dellu si wax ci syndicat des joueurs professionnels bu Sénégal ñoom nag ñuy ñaawlu doxalin ni yenn équipe yoo xam te ne dañoo dàq ay joueurs ndax dañoo woor. waaw seetlu gi moo di gannaaw ba ñu amalee li nga xam ne moo di intersaison bi maanaam bër ci diggante pàcc bu njëkk beeg ñaareel bi gis nañu ni am na ay joueurs yu bëri yi nga xam te ni daal dañoo daal di kon bokk arrêté seen contrat ci yenn ci ay club benn bi mooy misaal boobu nga xam te ne wax nga ko yenn ci ay joueurs yi nga xam te ne dañu wooroon ñu daal di leen kon bokk dàq lu ni mel waa Njàmbur bu Louga ñoo ko daal di def am ñeneen ñi nga xamante ni dañoo xëy rek gis ñu daal di arrêté seen contrat loolu nag lii di syndicat des joueurs professionnels du Sénégal ña nga koy naqarlu dañ ci daal di déglu sax seen njiit di Lamine Mboup ci micro Youssouf Bodian. man beaucoup de footballeurs m'ont interpellé woo ma ni ma dañ leen libéré au niveau de certains clubs de première division et de deuxième division. mu jaaxal ma parce que je pense que ni aujourd'hui Ligue de football professionnel du Sénégal moom moo waroon njëkk nekk l'instance bi nga xam ne moom moo war a défendre l'intérêt des joueurs parce que ñoom ñoo nekk ay professionnels donc xale yooyu bi syndicat bi amee ba léegi ñu ngi inscrire woon ci syndicat bi ñu interpellé ñu fekk na ñun avant on avait fait une réunion pour les rencontrer ces jeunes là pour discuter pour laaj leen lan moo tax ñu limogé leen mais li ma ci gën a jaaxal mooy joueurs yooyu yëpp ñu libéré kenn yoru ci sa contrat alors que loolu dafa normal loolu bi ñu paree ci loolu ñu woo ñu de Louga ni ñu am na 3 joueurs yoo xam ne dañu woor seen club dàq leen loolu fan la am ci àdduna loolu de xanaa c'est le non respect du droit de la religion parce que aujourd'hui gis nañ ni en Europe am na ñoo xam ne dañuy woor ay musulmans mais arbitre yi nga xam ni ñoom ñuy officier match yi dañuy arrêter sax match yi pour permettre le musulman mu dogu léegi nag ñun syndicat jël nañu affaire bi en main am nañ suñu représentant au niveau de la chambre de résolution des lycées yëg na ko seeni contrat aussi dañ ciy bind ay si tu n'es pas performant mën nañ la libérer mais parce que dañuy nax xale yi maa ngi woo inspection du travail ak ministère du travail parce que ñoom aussi dañuy seetaan parce que ay nit bu ñuy def ni société anonyme lañu ba pare duñu fay ay taxes alors que ñeneen société anonyme ñi ngi fay ay taxes donc bu ñu nekkee ay société anonyme employé ay joueurs nañu respecter seen contrat déclarer xale yi au niveau de l'inspection du travail donc contrat doivent être payés sinon on les amènera au tribunal du travail. Cheikh dañuy wax léegi lu soxal wàllum judo. waaw judo ak Sénégal bi nga xamante ni daa fas yéene dalal lii di 42e championnat d'Afrique bu boobule compétition mi nga xamante ni danañ ko daal di amal ci complexe Dakar Arena ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai lu tollook téeméeri judoka boo fépp ci Afrique nag ñoom daal nañu confirmer seen participation ci googule tournoi fédération sénégalaise bu judo nag ni ki démb ma nga doon amal jënoo ak way taskatu xibaar yi ci teewaay Angelina Gomis. championnat d'Afrique yi nag mooy yu mujj ngir africain yi laata ñoo dem ci jeux olympiques yi Ababacar Wade di président fédération sénégalaise bu judo. organiser championnat d'Afrique bu judo senior ñu ngi koy organiser 20 ba 23 mai. ñetti fan yu njëkk yi dañ koy def compétition individuelle et ci journée bu mujj bi ci dimanche bi ñu def compétition par équipe. Dakar Arena lañ koy defee. ba tey suñu sukkandikoo ci Babacar Wade ñaari téeméeri judoka ak fanweer ak juróom-ñett lañu daal di xaar fii ci Sénégal wante teewut dinañu sóoraale bu baax aspect sanitaire ndaxte ci mbas lañu nekk. am na 238 athlètes yu nga xamante ne confirmé nañ seen participation ci compétition bi. ñëpp xam nañ ne dëkk bi actuellement nii ak Covid-19
organiser day difficile parce que déjà athlète buy ñëw soo yegsee il faut que ñu tester la ba mu leer ni ñu nekk ne yow amuloo Covid ñu lay doogay dugal ci bulle bi judo comme ni ngeen ko xamee sport de contact la. jamono ji nag ñaar fukk ak ñetti judoka sénégalais ñoo nekk regroupement ñoom nag ñetti séance entraînement la ñu amal bés bu nekk ku ñu koy xamal di Abdoul Karim Seck nekk directeur équipe nationale. bu ñu yeewal suba si dañuy 7 heures dañuy entraîner ba 8 heures après 10 heures ñu entraîner ba midi après ñu bàyyi la ñu noppalu comme ça bu ñu ndogoo am dara seen biir ñu entraîner waat ba 21h30 stratégie boobu lañ jël am préparateur physique bu xarañ. waaye nag fukk ak juróom-ñett jàmbaar ñoo fas yéene teewal Sénégal ci bile championnat d'Afrique looloo tax nag fédération bi di woo public bi ak judoka yi ñu daal di ñëw supporter suñu gaynde yi ci yile jongante. jërëjëf Angelina Gomis kon bokk Alaaji fi lañ koy daal yemale xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf yow tamit Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. wàllum aada ak cosaan chronique culture bi dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. Ô prophète Mohammed, le béni, l'envoyé du maître des mondes. ci jamono koor gi ñu nekk artiste bi di Pape Faye mu ngi delloo njukkal yonente Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ci nag ak gëm-gëm bu mat sëkk ngir daal di woy ay téere yoo xamante ne ay kàngam ci wàllu l'islam ñoom ñoo ko daal di bind ci wàllu dundin ak jaar-jaaru Seydina Mohamed. Pape Faye bi ma def nag ni ci Seydina Mohamed muy daw ci réseaux sociaux yi ñu koy partagé WhatsApp ak yooyu yëpp Thione Seck dem si yàlla ji moom ma wax benn bés fekk ma demoon jaaroon penc mi ànd ak sama benn xarit mu ne ma dafa bëggoon ni may def ci rajo bi di def ay taalif ci sang bi di ko ci wax dafa bëggoon ma defal ko noonu puisque moom dafa amoon yéene génn ay album yoo xamante ni tarixa yi ñoo ci nekk ak kër diine yi yëpp ñoo ci nekk mais jëkk ci nag ki nga xamante ne kii mooy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ne naa ko bindal ci nasaraan dem studio ak moom liggéey ko def nañ ko bu pare yàgg na booba nag yi xew ni xewul woon def nañ ko am nañ yaakaar ne jombul fan yi di ñëw fan yi wala weer yi di ñëw pour être plus clair dana am lu ci jot a génne pour que askan wi déglu ko. njiital ARCO di association bi ëmb artiste comédien yu Sénégal yi moom daal di yëkkati itam kaddu ci polémique bi nga xamante ne moom moo soxal anam yi ñu séddale juróom-benn fukki millions yi ñu joxoon artiste comédien yi jëm ci wàllu jàppale leen gannaaw mbas mi nee na daal ci gis-gisam lu mu nakarlu nag nee na faw ñu gaaw a teg loolu ci ginnaaw ngir ñëpp jubluwaat ci liggéey bi. ñun dañuy indi ci 2000 membres te fekk ñu ëpp lu ñu 2000 membres mais 60 millions boo ko séddalee 2000 membres ku nekk 30 000 francs lay am malheureusement ëppoon nañu loolu donc ni ñuy def mooy nañu wàññi de manière de sorte à ce que ñeneen ñi nga xamante ne xëy na néew ñu ci liste yi ñu envoyé direction des arts ñu mën leen jël en compte itam parce que la ñu bokk et comédien la ñu comme ñun kuy war na am benn million dañ leen daggal 200 000 nga dese 800 000 yooyu mu ngi partagé 200 000 yi des nag la ñuy seet ñi nga xamante ne amuñu nekk ci genn gox-goxaat yi def réclamation ñu jox leen ko waaw noonu la demoon alors ñooñu ngay wax nag waa Géejawaay yi di samay rakk nag wax dëgg yàlla di samay rakk di samay frère dañ leen dugal nag ci erreur rek dañ leen induire en erreur moo tax ñu doon wax di xaaju affaire bi mu demee ba xaw a metti nag ma ne nag gaañi nag lii moom duñ ko seetaan il faut ñu dem tribunal parce que ñun li ñu bind yëpp dafa leer am benn kilifa bu ñu woo xam naa ne daf ko yëg wooju mu ne waa ñoo leen ñu waxtaan parce que kenn du yóbbu sa njaboot tribunal ñu prononcé bàyyi affaire bi mu sedd. mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. La passerelle pour l'ascension vers. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi El Hadj Assane Gueye lañ ci àndal. ci déglu gi nag ca njëlbeen ci kanamu gendarmerie observateur ne moom directeur ba fa woon Abdou Sarr daa taxaloon ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ndax nee na moom Abdoulaye Diouf Sarr nepp jëwriñ ji ko boot 2017 ak léegi affecté wul benn agent ca Linguère bisab jéey ji njaareem la ko fekk ca ñaareel ba ginnaaw si la jël matuwaay del si Linguère agent beneen ci hôpital ba Magatte Lô ci yéenekaay bi di Khady Seck aide infirmière la mu ne tiisoo na lool paatug liir ya ndax xam na ni doom mel ci yaay waaye daa fekk ne naam mooy responsable
véritable unité bay entrée tout tànk ya waaye foofee du foo mën a toog dub salle de garde waral nekk fa saa su ne 24h/24 du yomb rawatina bërëb ba muy tëju ràpp ndax température yenu fa soxla seen yéene mu ne mooy def lu baax Fatou Si moom di soxna si jiite service pédiatrie di service ba ñu dénk pajub ndaw ñi moom la mu gis mooy kenn du njàkku mooy kilifay kër docteur yi ndax def na ci métier mi 11 ans expérience Linguère ma nga fa 2017 ak léegi ci yàgg danoo jokkoo kilifa yi ngiri jumtukaay waaye ba sànq mu ne furaas daal di xiideen njiit la woon bu hôpital bi moom Abdou Sarr ba tey observateur di wax lu baax la mu defal boobu hôpital nag suqaliwaat ko lool balaa teel a fay lool sax salaire ya bàyyi ca keese mu ne 200 millions lii quotidien ne la xewoon foofu ca Linguère procureur de la République près de la cour bu tribunal grande instance bu Louga la tax mu ubbilu ci information judiciaire daf ko jàppe ci wàllu yoon ak paate ak i gaañu-gaañu yu ñenn ca toppee naam deful ak tayeef sus aane njabootug ndem si yàlla Maguette Lo mi ñu duppee hôpital bi nag doom jën lay awaloo jarbaat ba professeur Papa Goumbalo dem nañu ca l'hôpital ba ngir ñongalaat ak defaraat gi nag joxe nañ fa ci turu parrain bi 5 millions ministère de la santé it ñu ne démb yóbbu na fa jumtukaay yu takku lool ci xaral la teg te it affecté agent yu takku ca boobu hôpital libération moom maire ba woon bu caajaay la xëy tey di waxtaane Abdoulaye Diop ba mu fa nekkee ñu ne nepp maire carte d'identité ñu seen ni borom déposé woon photocopier ca mairie ba la daa jëfandikoo di leen dogali terrain ci seen tur ginnaaw si wëlbatiku jaay yooyu terrain ajjuma ji nag la gendarmerie dem jëli ko mook ñam doon neexool ci boobeeb doxalin maire ab Malicounda moom di directeur général COUD Maguette Sène Guy Marius Sagna ak i gaam dañu gis ne dafa jalgati suuf ca Nianing Vox Populi ne démb nag moom Guy Marius Sagna ba mu fa teewee daanaka ci fiir la tàbbi dañu ko saax-saaxee dóor xotti mbub ma maire Maguette Sène ba tey ci yéenekaay bi weddi moom set wicc ci kàddu yi Guy Marius Sagna ndax mu ne 18 hectares yooyu muy wax nekkagul moomeelu commune bu Malicounda kon nag kenn munta jaay loo moomul Les Échos ne ci anam yu bon lañu ko songee moom Guy Marius Sagna xëpp ko suuf gaañ ko yéenekaay bi ne bi mu dellu seen Dakar sax daa mujj dem hôpital ñu entré ko sampal koy butéel wàllu politique rapport audit ba ci fichier bi Le Quotidien ne Front Résistance Nationale ànduñ ci li experts yi wax ndax ñu ne defuñ lañ naan audit sur pièce et sur place moo war lit indiwunu benn tontu ci lim bu takku bu ñeel ñi bindoo ci fichier bi ak i certificat résidence yu wérul ba ci sax ñu ne doxandéem yu du li sénégalais waroon nanoo defit ñu ne ab gam-gamle diggante limab procès verbaux yépp ak lim ba ne ci machine u daaf yi ne base de données La Tribune ne ci gàttal opposition bi lim na juróom-ñaari rëq-rëq ci fichier bi yu wone ne ay wote yu leer mënu fi am safaanoo ak gis-gisu experts yi Le Témoin ak Glace yëpp it noone la ñu waxee dàq gi opposition bi dàq liggéey ak experts yi jëmoon ci càmbar fichier électoral bi waa aan dinañ dàqam déet lim bi Le Soleil xëy tey joxe ñeel defaraatug bee de aan ñu ne ci ñoŋal gi ñenu ci déplacé wala ñu yëkkati yépp ci wàllu ndàmpaay téeméeri ci jël juróom-ñeent fukki ak juróom jot nañu seeni ndàmpaay wàllu lamb revanche Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Le Soleil ne Gaston Mbengue décroché ti na beneen affiche de rêve sunu lamb ne waaye gént gi lu muy neex-neex Gambie lañu ko nar a génte foofu la ko Gaston di tëggee Balla Gaye ci yéenekaay bi ne moom juróomi combat la soxla ndax compétition rek la xam Gris Bordeaux ne occasion bu mu doon révélé ndax ba tey àndul ci défaite bu njëkk ba day contesté victoire bi ca nag bii yoon mu ne victoire par KO la bëgg Sénégal Entertainment nit ñoom daal dinañ jàpp bis ngir combat Reug Reug ak Gouye Gui sunu lamb ne 29 août le combat